right on, thank you. Everything gonna be alright, yeah, yeah. Lago, Lago Metina, Lago, Lago Metina, Lago, Lago Metina, Lago, Lago Metina. Say suma yow, damay wut lu ma jëmale kanam. Say suma yow, damay wut lu ma jëmale kanam. Fii laa mel, fii laa yem, xeeb sa bopp. Fii laa mel, fii laa yem, xeeb sa bopp. Yaay si juree doomu laago, nga koy yërëm dugal dara. Yaay si juree doomu laago. boobu ba léegi nag am nañ fi centre boo xam ne américain yi ko tabaxoon en partenariat ak état du Sénégal ak association bi mais gis nañ ne centre bi jamono yooyu ba léegi da doon sooxe ndax ñi nga xam ne ñi ngi ciy war a jàpp niñ ci war a jàppee dafa des yàlla dogal nag ci période Covid bi ci la fi yàlla dogal ñu am suñu benn naataango bu jógee Russie bu fi ñëw muy Lyudmila Anoufieva gis ni puune yi nekkee ci Sénégal muy dox di leen gis ñii di yalwaan ci tali bi ñii seen yaram yi commencé yàqu muy laajte ba yàlla dogal ñu daal di daje waxtaan mu ne ma ah man de Covid bi moo fi tëj waaye gis naa ne am na cible boo xam ne muy albinos yi war naa ci mën a jàpp ci lañ commencé di def ay activité première activité bi ñu ngi ko def ci ancienne direction générale action sociale et di rafetlu keroog teewaay bi nga xam ne directrice ak directeur Fati ak seen délégation sax teew nañ fa vraiment rafetlu jotaay boobu noonu et noonu lañ ko defee ci biir Sénégal bu yàggul dara indi na fi ku ñuy wax Ramazan muy benn russe boo xam ne dafa yor benn plateforme boo xam ne day collecter ay fonds di ko jàppale ay organisation ñëw daal di ànd ak moom jënd ay dundu jënd ay crème solaire waa Tika jàppale ñu ñoom tamit daal ñuy jox ay médicaments valeur 30 millions ak yeneen organisation et di rafetlu aussi vraiment appui wu ministère du développement communautaire et de l'équité sociale ñoom it gis nañ ne vraiment ci biir Covid bi am na injustice bu amoon boo xam ne am na cible yoo xam ne c'est des cibles spécifiques yoo xam ne waroon nañ leen jàppale ñoom it ñu yónnee ñu ay dotation ceeb dëwlin et bu yàggul dara ci koor gi sax indil nañ ñu dotation et li nga xam ne nag ci leeral rek dama koy leeral ci diggante benn at bi fi Covid bi nekk ñu créé fondation man ak Mila for Africa li nga xam ne liggéey nañ ko fii bu dee ci prise en charge médicale bi ci li nga xam ne ñun liggéey nañ ko def nañ lu ëpp 60 et quelques millions ci faj ay puune yoo xam ne dañu amoon cancer loolu defe naa ne lu rëy la loo xam ne tey war nañ ko rafetlu bu loolu weesoo tournée bi nga xam ne ñun ñoo ko financé ànd ak ay délégation ak waa fondation bi dem ci région bi région bu ñu dem je parle sous le contrôle des chefs de service régionaux joxe nañ fa ceeb joxe nañ fa dëwlin joxe nañ fa suukar ensuite joxe nañ fa ay crème solaire recensé malades yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk pour ñu ànd ak ñoom mën leen a dimbale. di wax ni albinos yi ak direction action sociale dañuy ànd bu yàgg boo xam ni commencé wul tey di du jeex suba donc lépp li nga xam ni direction générale action sociale war na ko def en l'endroit des personnes handicapées et plus particulièrement les albinos dañu continuer di ko liggéey. tey bésum 13 juin moom la mbootaayu xeet yi jagleel suñu mbokk yi nga xamante ñoom la ñuy wooyee les albinos daal di jël résolution depuis 2014 wax ne à partir de 2015 at bu ne dañoo war a célébrer la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme muy mel ni kon ren mooy 7e édition journée bi te ñu organiser ko ci format bu mucc ayib maanaam format journée porte ouverte kon nag di si félicité bu baax Mouhamadou Bamba Diop
le président de l'ANAS waaye tamit di féliciter tous les membres du comité de pilotage ci format bi parce que dañoo jël en compte le fait que réew mi dafa nekk ci pandémie donc à Covid-19. albinos yi ñu ngi mat 0,7% de la population maanaam ci xayma junne albinos ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett 1093 albinos en 2002 lim boobu yokku na ci diggante bi malheureusement en 2013 recensement national bi maanaam limul puune yi albinos yi lan moo ko waral c'est parce que recensement bu 2013 nattukaay bi nga xamante ne moom la utiliser sóoraalewul albinos yi kon nag looloo tax état Sénégal corriger loolu à travers lu ñuy woowe instrument de mesure du handicap maanaam nattukaay boobu nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour defar carte égalité des chances ñu jàpp ne nattukaay boobu bu ñu ko doxalee nu mu waree incha allah daañu mën a recenser albinos yëpp bu soobee yàlla. xam nga dara mi ngi commencé ci bëgg sa bopp bala la nit mën a dimbale il faut que nga fonk sa bopp gëm sa bopp te damaa gis da ngeen a gëm seen bopp li may ñaan daal mooy ni ngeen gëmee seen bopp ngeen gën koo gëmee seen bopp ñi ngi ñaan tam stigmatisation bi nañ ko bañ ko bu baax a baax gëm seen bopp ne non à la stigmatisation des albinos nañ ko bañ bu baax a baax li ngeen fi jàmbat yëpp ak li ngeen ko wax dafa bokk ci programme mu président de la république ndax PAP 2 bi PAP 2A bi accéléré ko ku nekk xam na ne social bi moom moo ëpp doole te boole na ci wax dëgg yàlla suñu mbokk yi parce que man tur bi sax albino sax man bëgguma koo wax parce que daf may metti bu ma ko waxee mais nangu ngeen ko ndax yàlla moo ko def ndax ku yàlla teg nattu il faut que nga natt ko natt boo xam ne nag natt bu baax a baax natt bu baax la ndax ku dégg liñ ciy wax ku ne bu soobee yàlla bu ëllëgee bu ñu jëmee li tax ñuy liggéey ku fa jëm boo amee natt bi doo lakk macha allah dañ leen a war a ñee dañ leen di ñee ndax ñun ñoo ngi nekk fi di liggéey mais suñu ëllëg xamuñu lan la parce que ku ñu ne sa ëllëg nag macha allah boo demee yàlla du la lakk kat kontaan ngeen te ñu jarañee ngeen rawatina doole nag bi ngeen gëmee seen bopp. président de la république jagaleel na leen xam ngeen ko ku nekk xam na ko ci DER bi mën ngeen cee dugg pour mun a am automatisation mën ngeen a dugg ci DER bi mën ngeen dugg ci FONGIP mën ngeen dugg ci yëpp ak formation professionnelle yi ndax keroog maa ngi gis monsieur Sall moom nee na mi ngi liggéeyee ANAMO kon nag ngeen xam ne beraluñ ko kenn gëm leen seen bopp ngeen dugg ci gëm leen seen bopp ci structure yi nga xam ne dañuy financer nit ñi ngeen dugg ci. Ziguinchor alhamdulilah am na lu fa jot a am mais nag jafe-jafe yaa ngi foofu si wàllu yu bëri d'abord su ma jëlee d'abord si wàllu wér-gu-yaram dafa nekk lu nga xamante ne sooxee na si Ziguinchor si côté albinos yi mooy crème solaire yi mooy accompagnement par rapport aux habits de protection muy crème solaire muy ay verre suñ fa jógee am nañ jafe-jafe si wàllu éducation wàllu formation par rapport au l'albinisme boobu ñu ngi ñaan président bi ak fondation bi par rapport ñu descendre dans les régions ñu xam ne régions yi ñoo gën a soxla yenn aspects yi c'est vrai Dakar c'est le central mais dans les régions dañu soxla jàppale bu nga xamante ne day jël en compte préoccupation albinisme wàll financement tey Ziguinchor am na albinos yi bari tey am nañ seen formation dans le domaine de la transformation dans le domaine de la restauration l'entrepreneuriat élevage am na ñu nga xamante ne commencé nañ dara ñu ngi koy def donc defe naa ku tàmbali pour nga pousse ko mu yegg am na ci solo bu baax a baax donc di def plaidoyer au niveau des autorités administratives loolu su ma fa bëggee def damay tudd ci carte d'égalité des chances chaque fois dama koy wax jëleel en compte jafe-jafe albinos yi surtout ci wàllu wér-gu-yaram parce que soo ko xoolee mën nañ ci am crème solaire mën nañ ci am consultation cancer de la peau donc maa ngi yónni autorité yi fi teew ñu def plaidoyer auprès de chef de l'État mu accompagne lu nga xamante ne mooy wàllu wér-gu-yaram te aussi mu wala loolu su mënta am mu jagle benn fonds bu nga xamante ne pour albinos yi suñu feebaree ñu mën a faju dans les bonnes conditions comme toutes les couches des autres types d'handicap. dinañ soxla ay yére pour protection ay verre aussi mais également ñëpp xam nañ ne famille albinos yi li ci gën a bëri ay famille néew ji doole lañ bëgg nañ ku leen jàppale di leen jàppale te yàlla tax te jàppale leen bu baax a baax waa Tamba surtout loolu lañ gën a soxla ku leen jàppale ni ñuy dimbalee pour tey xale yi
ndax boo bëggee protéger xale aussi il faut nga am ci loo jàpp mën kaa protéger mais boo amul ci loo jàpp mënoo protéger xale bi ni mu waree te ku ne xam na ni albinos yaram bi dafa fragile mënta nekk ci naaj boo seetloo am na ay famille yoo xamante ni ànd naa ak ñoom fii boo xoolee seen yaram yëpp yàqu nañ parce que parents yi dañuy dem bàyyi xale yi ci li leen neex donc bëgg nañ ku leen jàppale mais également soxla nañ ñu jàppale ñu fekk du journée par journée ba journée déedéet dañu soxla accompagnement bu permanent lañu soxla au niveau de Tambacounda soxla nañ benn accompagnement boo xamante ne c'est permanent surtout au niveau de l'étude ci fourniture scolaire yi accompagnement yooyu ci transport xale yi soxla nañ ko bu baax a baax ci biir Tambacounda di leen jaajëfal nag kontaan nañ trop monsieur Bamba Diop jàmbaar la mu ngi jéem ci li mu mën mais nit buy jéem itam da nga koy soññ pour que mu gën a góorgóorlu ci li muy def nañu gën a jàppale xeebuñu nag lu muy def wax dëgg yàlla xeebuñu ko mais bëgg nañu aussi mu gën a bàyyi xel waa Tamba ndax ñëpp xam nañu Tamba dëkk bu tàng la. tey jii ñun en tant que agent de l'État ñoo ngi ànd ak nguur gi di feddali suñu kóllëre te di leen xamal ni ñoo ngi taxaw pour ànd ak yéen ci bokk wala sax faj li nga xamante ni daal dafa doon lu nga xamante ni ab natt la comme ni ko honorable waxee dal ci seen kaw waaye danañ ko luñ ko mën a wàññee rek danañ ko def lu ñu mën a mobiliser indi tamit ba nekkin bi gën a baax gën a rafet danañ ci taxaw loolu moo waral ba nu weesoo sax distribution vivres yi ñu daal di jëlaat 100 kits alimentaires gën ko dooleel ndaxte bii gis nañ ci li ci amul woon ci yeneen dolli nañ ci tàndarma dolli ci haricot defaat ci ceeb defaat ci diwlin defaat ci suukar ak yeneen yu ni mel pour ñëw gën a leen dimbali ci seen nekkin seen condition de vie kon ñoo ngi taxaw tam ci centre bi pour mu àgg ak jàmm ak salaam ñu mën indi suñu doole indi tamit ci kuréel yu ñu bokk lu mel nag CDPE bi préfet département jiite yàlla def ma nekk point focal bi képp ku nga xamante ni yaa ngi ci membre bokk ci état wala nekk acteur bi nga xamante ni yaa ngi yëngu ci li jëm ci li ñu naan protection des enfants da doon fexe ba ñu indi suñu doole ak suñu xalaat ñu ànd gën a jëmal centre bi kanam gën a ñoŋal suñuy xale. set ba ma juddoo ak léegi musuma xam fu ma taxawee ci nit di ko wax laal bi laala te maa ngi tedd maa ngi góorgóorlu di liggéey baykat laa boo xam ne si ne ak sàmmkat damay toog di sàmm di bay du musuma yelwaan albinos nag du danga naan rek bu ma demee ci naaju damay lakk wala damay nangam déedéet da ngay dem di liggéey rek yàlla mi la sàkk moom dana la boo liggéeyee da nga tedd tàllal loxo gi yàgg nañ koo def waaye ba léegi rek amagut solution kon daanaka liggéey bi ñun ñu war a am jom façon di liggéey mooy li ñuy may ndam dañuy gën a góorgóorlu ci financement yi nga xam ne si ne moo ñuy jàppale yalwaan amul njariñ ñàkk liggéey amul njariñ comme amuñu doole nag comme ni ko ki jiitu waxee dëkk Tambacounda comme amuñu doole nag li ñuy jàppale li ñuy mën a dimbale mooy ñun ñu fexe bañ liggéey jox ñu dara ñu di ci liggéey di ko delloo ñu nit ñu doon ay gor doon ay nit ñoo xam ne si dañuy bëgg di liggéey di delloo te bañ a liggéey di lekk. man li ma amoon li may jooytu ci affaire albinos yi mooy manque d'insertion socio-économique ak manque d'insertion de base parce que tey jii boo xoolee ba xool 90% des albinos jànguñu xamuñu dara waaw te loolu lu ko waral juddoo nañ ci famille yoo xam ne peut-être demeewul noonu te tamit ak suñuy problème vision yi nga xam te ne moo ñuy empêcher ñu def lu bëri tey nañoo jàng wala ku ci dugg tamit tey di jàng doo dépasser niveau CM2 kon sama genre gi doo dépasser niveau CM2 def sa war a def examen doo gis nga mujjee bàyyi dem nekk ci yeneen ak yeneen di liggéey waaw yaa ma gën a xam man tey damay rafetlu journée bi parce que daf ñuy may opportunité ak occasion bu ñu mën a waxee ak autorités yi ak chefs religieux yi ak ñeneen ak ñeneen parce que am na lu ñu defal jël nañ commencé nañu di créer entreprise jël ay albinos ñu siy liggéey man mii benn laaj am naa ci morom su ma ko woowoon léegi mu tee mooyam ak ñeneen ak ñeneen comme boog tey ji loolu ay avancement la yoo xam ne ñu ngi ci yoonu ndànk-ndànk doo xëy rek picc du judd rek naaw mosul am foog mu def ndànk ba keroog muy def comme boog tey ji nañu jéem a xool
ni nga xam te ne ñun ñii dinañ ko mën a régler suñu biir maanaam muy xale yi bu ñu juddoo ngir yàlla ko yonante bi nañ leen di dugal ñuy jàng école dugal leen ñuy jàng alxuraan bañ a téye xale yi kër ga rek naan noo dégg naa naaj bi baaxu si ñoom dégg naa naaj bi baax dëgg la naaj bi baaxu si ñun mais il faut ngeen bàyyi xale yi ñuy génn di dem seen morom yi di jànkonteel li ñëpp di jànkonteel ngir mën a dëgëral seen bopp ngir mën a tax dëgëral seen taxawaay ci biir àdduna bii ñu nekk nii. ci daam jar na ci la tong wallaahi musiba naar na war sa kaw kay toroxal kii yamal xiyam broda you never wrong we gotta hurt lion forever peace and love peace and help right dat nee na élection léegi mu jot naa dugg si kale fii si loo kaay nañ ma toog li ñu def ba am nañ ko jéem dañ may topp ni ay jaabul bro ñii de dañ ma yéem li may junj maa ko xam li may dund maa ko gëm albinos bi dafa war a fla ànd ak ngëm-ngëm luy politique wala ñii dañoo sadik ba jàpp albinos bi di ko teg ay sacrifice. This is my color, what I'm proud for, oh my God, only my God, very high. This is my color, what I'm proud for, oh my Lord, only my God, very high. Albinos, we got me in the logo, yeah? Na logo jiti kaw may gis guy, na logo jiti kaw, ah? Okay. Okay, nous célébrons.